aywa ñu ngi ci foire bi nii ñu fekk fi arrêt Jakarta man yi gars yi arrêt bi mooy ban arrêt. arrêt Serigne Mboup. arrêt Serigne Mboup mais lu tax ngeen tuddee ko arrêt Serigne Mboup. non parce que ñun Kaolack lañ dëkk te dañoo gis ne Serigne Mboup daanaka taxawaayam ci Kaolack waaw ñun jeunes yi jeunesse yi ak ñun Jakarta man dañ cey yëg suñu bopp. imagine nga ñëw fii tey ñu tegal ñu fi mbaar grâce à moom la. yéen daal jàpp ngeen ni Serigne Mboup daal mooy l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ci fii si Kaolack. ñun moom lañ gis waaw du keneen nag Serigne Mboup lañ gis parce que ku yëkkati lu mel nii def ko fii nii Kaolack kon kooku yaakaar naa ne bu ñu ko joxee réew mi dina ci ci wastu ak xam te Kaolack la dëkk. bokk nag ñoo xamante ne dañoo dëkk Kaolack ba pare seen koñ di taa seen bundu kër yi di taa ñun waxuñu ñooñu Serigne Mboup lañ wax. mais sëñ bi yow yaa ngi politique yow kan nga bëgg wax kon koy gaaruwaale kon. gaaruwaale wu ma de gaaw. suñu maire bi. Mariama Sarr la ñu waxal. kon Mariama Sarr da ngaa jàpp ni yow defu fi dara daal ci gàttal. defu fi dara tous. yow noo tudd. man Yunus papa. papa nga waaw defu fi dara. papa yow daal jàpp nga ni Mariama Sarr defu fi dara lu tax nga ni def fi dara. Sarde Kaolack kay Jalañ moo gën a Sarde Kaolack. Jalañ moo gën a salte Kaolack te Mariama Sarr Jalañ la dëkk. foofu la dëkk bunu këram day taa. bismillah aywa mbokku internet Fafa TV tey dañoo ñëw ci foire internationale de Kaolack muy 6e édition FICA donc defal leen reportage wan leen effectivement lan moo xew ci foire bi bon xëy na ñàkku leen xam ni foire ren bi ñu parrain bi mooy Cheikh Ibrahima Niass donc looloo tax Fafa TV ñëw tey ci foire bi def ay reportage donc wan leen li nga xam ne moom moo xew ci foire bi wan leen exposants yi produits yi services yi képp koo xam ne ni def na fi exposition ñu dugg wan leen ko en bloc kon donc bu ngeen ñu toppee rek incha allah si kanam dinañ leen wan exclusivement lan ak lan moo am ci foire bi aywa jërë ngeen def topp leen. donc ñu ngi nii ñëw nañ fii ci stand ci benn stand donc xaaral ñu jox le représentant donc mu présenté stand bi. waaw ñun suñ stand bi ngi tudd Sahel Engineering Energy dañuy liggéey ci wàllu solaire maa ngi tudd Ablaye Sarr man maay administrateur entreprise bi donc entreprise bi ñu ngi ko installé depuis 2013 day liggéey ci lépp loo xam ne solaire la muy goutte à goutte muy kër yi pour installer ay lampes muy moulin am nañ moulin boo xam ne aussi solaire la am nañ couveuse boo xam ne solaire la lépp luy solaire rek ñun dañ ciy liggéey mais différence bi mooy ñun suñ matériel kenn duñu ko installer c'est-à-dire bu ñu la jaayee matériel ñun ñoo ñëw installer ko suñ bopp garantie 5 ans ba pare chaque 3 mois ñu jaar fa à nos propres frais di la ko entreteniral donc ñun noonu la ñuy fonctionner. effectivement donc mu mel ni explication yi leer na mais suñ la bëggoon laaj est-ce que donc waa Kaolack yi xam nañ exactement Sahel Engineering Energy ndax aussi ñu ngi ñëw di approprier wu seeni produits. waaw ñu ngi ñëw di ñu laaj mais ñun bi ñu installé woog fii ak léegi ça fait quelques jours donc ñu ngi woon Dakar après Dakar ñu demoon Sédhiou mais puisque Saloum lañ dëkk ñu ngi dëkk Sokone on s'est dit dootuñ tëb Kaolack donc dañuy ñëw installé wu Kaolack ñu ngi bon gré en face route nationale bi fa la ñu ne mooy fi Sénélec bi nekkoon bu njëkk ku ñu soxla boo fa ñëwee dig ñu fa fekk ñu liggéey ak yow te buñ liggéey ak yow doo ko rëccu en tout cas képp ku bëgg a béy mbéyu noor képp ku bëgg a am courant sa kër ci wàllu solaire boo ñëwee ci ñun dinañ la ci jàppale. am nañ aussi moulin yoo xam ne wuute naag moulin yi ci kër yi bii ñaari nit yi mën nañ ko yëkkati teg 220 lay jël wala solaire am nañ couveuse boo xam ne aussi mën na toj 49 nen ci 21 jours maanaam mën nga am 49 ci 21 jours te cher moom aussi day jël solaire. ani gars yi. waaw kon ñu ngi dellu sax xam nga stand Mauritanie. aywa donc ñu ngi fii nii ci stand Gambie donc ñu fekk fi suñu jigéen yu baax yi donc suñu tante ak suñu sista bi nii donc ñu bëggoon ko laaj aywa sista ñu ngi ñëw fekk la fii nii ci foire bi donc yéen waa Gambia ngeen teewal fi Gambia ñu bëggoon xam yéen naka ngeen fi teew ak yéen produit ngeen fi indi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi from Gambia ñu ngi represent GAIPA moo ñu indi fii benn organisation la ñoo ooyee GAIPA
moo ñu ebal fii am nañ kuy defar per am kuy defar food processing man damay def façon nga am kuy defar garab soo ñu ñëw pour fekkee foire bi fii. ok donc ñëw ngeen pour fekkee foire bi léegi naka ngeen gisee foire bi est-ce que nit ñi donc ñu ngi ñëw di dugg stand bi di laaj seen produit bay jënd. nekkut comme previous one bi man mus naa fee ñëw loolu 3 years ago loolu was very well boobu baaxoon na compared to bii moom ñun caalit nañ xal nañoo caalit tuuti waaye sant yàlla. ci toujours ci stand Gambia bi ñu donc fekk fii suñu mbokk donc ñu laaj ko yow tur bi naka la. man maa ngi tudd Assane Santak Haydara. Assane Haydara donc yow dafa mel ni da nga bokk ci délégation Gambie donc ñu ñëw fekk leen seen stand ñu bëggoon rek nga defal ñu présentation produit yi nga indi yan produit la. waaw man nag ñun si délégation yi Gambie la ay ndaw la ñi nga xam ne gouvernement Gambie moo ñu sponsor ñu isi ñu fii nii pour wane tam li nga xam ne moom lañ mun lépp li nga xam ne gis nga ko si table bi fi léegi man maa koy defar macha allah fii nag ñu ngi amee forote bi forote la naturel la. frotté naturel la lan ak lan lay faj. bii day faj bopp bu métti ndiga bu métti yaram buy métti lépp luy métti rek bii mooy raay wér da ngay dal raay rek wér. bii daal mooy raay wér fépp daal nga ko mën raay boo raayee rek mu wér. incha allah waaw li ñu ko defee à base de menthe la am na huile de ginger bi am na huile de moutarde am na camphor menthol ak eucalyptus bi te ñi xam nañ ne eucalyptus ak huile de ginger bi lu baax la si yaram sagatu mooy yax yi nga xam ne dañoo yëy. bio si gën a baax. mbaa cherul ñaata lay jar. waaw de xam nga bio moom pépp foo dem rek bio dafa seer ñun nag dañoo bëgg nag ñëpp jot si moo tax ñu wàññi njëg bi. sponsor suñu la ne sponsor bi nekkul ne sponsor bi bitik bi rek la waaye lépp loo xam ne yow yaa koy dépensé rek mooy sa wàllum ñëw bi ak yooyu noonu des na si yow la nekk. citron pire la. citron kese amul dara raxul dara. raxul dara bi waaw ñun ñu ngi Gambie ñun su dee ñun la man la di nga ma mun a fekk place bu ñu xooyee Kereba Avenue ñu ngi si boori côté LG bi rek LG bi benn bâtiment la bi jaay ay accessoires daal. aywa salaamaaleykum ñu ngi fii nii ci stand bi nga xam ne stand Badara Sylla donc numéro 240 donc ñu fekk suñu papa ñu jox ko mu nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen delloo nuyoo bi di leen jox seen wàccuwaay man Badara Sylla laa tudd dëkk fii ci Kaolack juddoo fi yaroo fi maa ngi dëkk fii ci booru école La Lumière fa la sama atelier ne lii produit local bi itam c'est pas local beneen localu Kaolack la doomu Kaolack ku koy liggéey moo ko présenté fii loo fi gis nag ci der la man der rek lay liggéey produit bu mu mën a doon ci dàll wala ceinture lu portefeuille lu mu mën a doon ci der dama koy liggéey maa koy exposé fii chaque année waaw. macha allah papa mais ñun bi ñu duggee dañu xaw a am benn impression wax dëgg yàlla ñun dàll yi bu ñu ko gisee dafa mel ni ay dàll yu ñu importé la te yow nga ni yow fii nga ko defaree fii ci Kaolack. loolu laa la mën a wax loolu yi laa la mën a wax ndax actuellement sama atelier mi ngi Kaolack ma di fi liggéey. mais nag bul fàtte ni immigration dafa amoon ancien immigré ngay waxal dama liggéey en Europe ba retraité ñibbi si damay xar mat li ñu jàngalekat yi wax du ma andee xam-xam ak doole du ma toog ñoddi sama fauteuil wala ñoddi sama pliant di naan ndox mu sedd ak lire journal. papa yow kay xaroo mat yow kay maanaam xam-xam bi nga xam ne moo nekk si yow non seulement moom ngay transmettre jeunes yi waaye moom nga ñuy jox ñun ñu bénéficier wax dëgg yàlla ñun bi ñu gisee dàll yi. qualité bi wax dëgg yàlla dafa rafet ku ko xool da ngay jàpp ni lii importé la. maanaam ñu bari importé lañ koy teg ndax li ko waral mooy nun ici en Afrique du Sénégal rek emballage la ñu amul lii noo ko daan liggéey en Europe bu ñu ko liggéeyee ba noppi nasaraan bi dafa am emballage fab këyit defar keesu carton bi defar emballage bi taf étiquette et sa marque. ki taf étiquette bi def markam du moom moo toog di ëw dàll wi du liggéeyu ko vous me comprenez kon ñun on n'a pas l'emballage bu ñu amoon emballage tey sama dàll képp benn bu mu ci mën a doon 25000 francs jënd ko. ma woon la yow yaay ñëw filmer xool xam ne lii ñu la wax nii la demee. dàll bu ci nekk ak prix bu ñu ma andil. dàll bi ñaata lay jar bu andeegul détail nangooguma la détail
c'est pas produit bu ne mën la bii lii lay jar bii lii lay jar. D'accord. Ça je refuse. D'accord. Y a un secret du métier. Le secret du métier moom du ma leen ko dévoiler. si lan ngay wax autorité yi comme ça ñu jàppale leen surtout si li nga wax maanaam wàllu emballage bi wàllum li nga xam ne ni mooy marketing ndax loolu tamit moom mooy tax produit di gaaw a jar. sama wax du neex de. sama wax du neex de. benn on n'a pas un soutien de l'État man maa la wax lii sama carte professionnelle la ngi nii de la chambre de métier. mais yéen am ngeen chambre de métier donc boo toogee. sama carte la ngi nii sama poche. j'ai la carte de la chambre de métier bi ñu fiy séddale xaalis 1 centime laa lu ma ko ci 1 centime ñan ñoo ko lekk et je suis membre sama carte sama j'ai ma filiation j'ai mon numéro de lépp a ngi chambre de métier. ana xaalis boobu ñu doon séddale. xanaa dañ la fàtte wala demoo fa. fàtte dañ maa fatul pourtant bu élection jotee fu ma nekk danañ ma wër pour que je puisse voter pour eux. léegi nag soutien boobu yi ngay wax ma may la ci tuuti ñu ngi liggéey jam ñaajo lu ne ngi jam ñaajo pourquoi ne pas indi ay machine de la conciatura de la pelle yi nekk Italie ñu wuti ko machine yi ñuy wulee der yi indi ko fii à jam ñaajo produit bi màggal ñaata pot de vache la ñuy def dans des conteneurs tabaski gàmmo màggal tamxarit ñaata bet la ñuy rey au Sénégal ana der yi dañ ko lekk du ñu lekk der ñun gis nga Sénégal buy lekk der ah lépp dañu koy jël di ko def dans des conteneurs di ko yóbbu en Europe bu ñu demee wulli ko fa ba pare indiwaat ko di ñu ko jaay. di la remercier vraiment di wax ni donc waa Kaolack ñëw leen ci stand bi suñu papa Badara Sylla ndax am na vraiment dàll yi nga xam ne moom ngeen di dem di jënd feneen ndekete fii la mbir mi nekk ndax dàll yi gën a rafet fii la nekk ñu ngi lay jaajëfal papa. jërëjëf ñoo ngi leen di sant yéen. madame la directrice donc ñu ngi la fekk fii nii ci stand nu mu tuddati encore. CFA agroalimentaire donc est-ce que mën nga ñu defal une brève présentation rek lan mooy CFA agroalimentaire. CFA agroalimentaire benn petite et moyenne entreprise la bu yëngu ci wàllu transformation agroalimentaire. yéen yan produits ngeen di transformer. en fait on transforme l'arachide pour am ci pâte d'arachide bi ak noflaay bi ak buy ak bisaab ak café ak ñebbe. dañ fi gis fii nii lu mel ni ay jus la yëfu séeréer yooyu xaw ma yëfu njóobeen yooyu yéen lan ngeen koy defaree lan mooy spécialité. jus bi matière première yi moo nekk poudre de buy bi ak poudre de bisaab bi donc c'est des jus naturels parce que dañuy prôner pour bio jus yoo xam ne naturel kese la buy ak bisaab kese lañ ko defaree. voilà donc pour avoir une idée de la matière première dañuy defar jus yi nit ñi ñu jënd goûter après pour am aperçu ci matière première bi ñu koy defaree. léegi ndax yéen seen produit fan ngeen koy jëlee c'est-à-dire da ngeen am ay fournisseurs wala yéen seen bopp yéen ay bay wala lan. non dañuy jënd am na ay fournisseurs yu ñu fournir matière première yu nekk fi syndicat moom la ñuy jënd s'il s'agit de l'arachide foofu lañ koy jëndee bisaab bi ak buy bi yëpp même chose. y a un fournisseur boo xam ne ñu moo ñu indil marchandise ñu daal di ko moo ñu indil matière première bi autant pour moi ñu transformer ko pour am un produit fini. c'est des produits 100% naturels. yéen seen emballage yi fan ngeen koy defaree da ngeen koy importer wala yéen en personne yéen a koy defar wala dafa am ñu leen koy defaral. non daa am ñu koy defaral Dakar emballage dañ koy jënd donc s'il s'agit de logo yi ak choix couleur yi moom c'est des choix personnels ñu ñoo ko jël ñoo ko choisir joxe suñu logo ñu concevoir ñu ay étiquettes noonu la demee donc étiquettes yi dara amul lenn luñ importé c'est 100% made in Sénégal c'est des jeunes diplômés ñoom ñoo entouré CFA bon moi je suis l'admiratrice il y a mes jeunes frères qui sont là ñun ñëpp ñooy liggéey ci CFA pour montrer que voilà il y a des jeunes talentueux qui sont en Afrique plus particulièrement au Sénégal ñoo xam ne mën nañ def de très bons produits. effectivement léegi comme foire bi mu ngi jeex léegi par exemple bu foire bi jeexee yéen fan lañ leen mën a fekk après fan la leen Kaolack waay mën a fekk donc pour ñëw jënd seen produit. en fait ñun nous sommes là nous sommes des Kaolack 100% Kaolack quoi ñu ngi fii Medina Baye la ñu dëkk donc ku soxla suñu produit mën nga ñëw Medina Baye ci jullekaay bi mën nga aussi ñu contacter sur 2 numéros yoo xam ne dañuy fonctionnel H24. soo paree nga jaar service commercial waxal produit waxal numéro yi. wax numéro bi non mën ngeen ñu contacter ci 77 635 74 77 wala 78 600 0010. ñu ngi fii nii ci stand Mali donc ñu ñëw fekk fii suñu mbokk maliens yi donc ma ñëw fekk fi soxna si nga xam ne moom moo gérer stand bi aywa soxna si ñu lay laaj noo tudd pour nga nuyoo. salaamaaleykum man Khady laa tudd Khady Diarra jóge Bamako ñëw ci foire bi muy FICA. d'accord donc Khady Diarra donc ñu nga ñëw ci foire bi donc représenté Mali donc ñu bëggoon xam
yow yan produit nga indi. waa man samay produit mooy karité saabu sepp gowe aceke foño bëri na daal bëri na man transformatrice la en un mot donc lépp laay def un peu de tout laay def ak ay buy ay fuddan lépp laa am macha allah da ngeen ñëw sax fekk may taal sama gowe gi nii waa di attirer clients yi. macha allah donc ñu ñëw effectivement comme ni nga ko waxee ñu gis fi produit yu bari léegi ñu lay laaj est-ce que par exemple yow gis nga ci sa bopp actuellement ndax gis nga ni nit ñi ñu ngi ñëw di jënd ci produit yi. waa ñu ngi ci mais xam nga rek instant bi moom mënuñoo wax dara ndax fermeture foire bi dañoo waxoon ne suba lay doon te gisaguñu clients yi jóge ba Bamako ñëw ba fii transport yi cher ah et puis yoon bi métti lool donc ñu ngi dundee yaakaar daal sinon massivement moom nit ñi moom génnuñu bu baax. yéen lan ngeen bëgg da ngeen bëgg ñu yokkal ñu prolonger leen foire bi wala da ngeen bëgg nit ñi ñëw. waa ñun suñu sañoon ñu prolonger ñu foire bi tuuti parce que ñun exposants yi ak exposants yi xam naa ne moom am nañu ci bëri ñu xamante ne jaayuñu te suñu sañoon moom ñu yokkal ñu bu ko defee nit ñi mën a ñëw et ñu mën a jaay lu bëri suñu produit des na lu bëree macha allah. effectivement donc autorités yi ñu ngi leen di dégg donc du ñàkk donc xam naa dinañ leen dégg comme ça def li nga xam ne ni moom mooy prolongement foire bi. merci ñoom tamit bu baax dina Serigne Mboup na jërëjëf jaaraama vive le Mali vive le Sénégal. maa ngi exposé croco serpent ay tissu bazin brodé voile ak tout ça. mais yaay booy ñun bëggoon nañ xam serpent yi foo koy jëlee serpent yi xanaa yow yaa koy jàpp. Afrique du Sud laa ko jëlee nag. Afrique du Sud nga ko jëlee. saag yi waaw. moom lañ defaree saag yi. waaw. mais ay serpent vrai la wala dañoo dem def ay tissu nii rek serpent vrai serpent. ak croco yu ndaw yooyu gisoo ko. vrai serpent vrai croco. man day tiit naa sax te dëgguma. xoolal ak kii saag yaa ngi nii. saag yi deru lan la. kii deru kéwél yooyu la. kéwél waaw yi nag mi ngi jar 6000 ak 10 000 yii nii croco bii waaw bii nii mooy jar 10 000 waaye croco la waaw bii tamit croco la bii tamit mi ngi jar 7500 yii ñu ngi jar 6000 serpent yi waaw. aywa donc ñu ngi ci stand 280 donc ñu fekk fi Omar Kébé donc Omar Kébé ñu bëggoon xam yow yan produit nga exposé. waaw ñun ñu ngi exposé am na farine enrichie am nañ caakiri 1000 am nañ sànqal am nañ cere laalo am nañ tigé dege maanaam pâte d'arachide bi am nañ tamit noflaay am nañ sirop sumpu am nañ sirop jinjeer am nañ sirop ditax en plus am nañ ay semences yu ñu exposé tamit li demee ne maïs litaay li demee ne calak 2 yi demee ne suno 3 am nañ arachide tamit semence kii 73 33. mu mel ni vraiment ay produits naturels rek lañ fi gis léegi ñu bëggoon xam yéen produits yéen a koy bay wala da ngeen dem jënd ko wala lan. non ñun ñoo koy bay. ñun ñoo koy bay parce que dina am benn organisation bu mag boo xamante ni organisation faîtière la. boo xamante ni dafa regroupé 66 OP waaw léegi ñun suñuy yëngu des états daf ñu notifier pour ñuy bay semence waaw dañoo bay semence en même temps dañuy jaay semence tamit yeneen OP yi nga xam ne dañuy soxla semence ñu dañ leen di jaay semence. macha allah léegi ndax produit yi cherul par exemple siwo tiga dege 5 kilos bi lu muy jar. siwo tiga bu 5 kilos bi ñu ngi koy jaay à 7500. parce que géej waaw 7500. 7500 waaw parce que. ah 7500 cher na de. du gerte ren la du gerte la. non même bu nekkee gerte ren aussi 7500 dafa cher. mais xam nga 7500 yi da ngay xool soo bi boo defee commande soo fay dem si kii comment dire si gars yi defar étiquette yi ñu defar la étiquette yooyu yëpp boo ko boolee xool ak prix ba nga kii gerte bi. ak dépense yi nga si def banque ba avant nga muy nekk tigi dégg bi nii soo xoolee presque yow doo si am 500 francs loolu moo tax mu cher noonu. aywa donc ñu ngi stand numéro 279 donc ñu fekk fi suñu yaay booy nga présenté wu. man la Awa Konaré maa ngi dëkk Kasnack la famille Konaré foofu noonu lañ logé. aywa soxna Awa Konaré est-ce que mën nañ xam yéen Awa Konaré est-ce que mën nañ xam yan produit ngeen ñëw exposé fii nii. waaw ñun noflaay lañ fi indi ak foño bi ak tigé dege. aywa donc ñu gis vraiment
Tigé-Dégé bi fi ngeen ko def emballage bi mu nekk donc lu attirant loo xam ne nii wax dëgg yàlla ku ko gis dina sawar a jënd j'espère que produit bi cherul te tamit neex na. non non pas du tout yomb na ba dee 6 000 francs 5 kilos yi 1 kilo bi mi ngi jar 1300 noflaay libre 500 foño bi kilo 2000 francs lay jar te dañ ko traité ba pare. yéen gerte bi est-ce que mën nañ xam nag ngeen koy defaree da ngeen di jël gerte yóbbu marché ci machine yi ñu wala leen wala yéen a am seen matériel lu bopp. ñun ñoo am suñu matériel bopp suñ kër ñun ñoo koy defaral suñ bopp ci biir kër gi. yéen a koy defaral seen bopp léegi produit bi maanaam gerte bi yéen a koy bay wala da ngeen koy jënd wala da ngeen am ay partenaires yoo xam ne ñoo leen di jox produit yi. non gerte bi ñun ñoo koy bay aussi. yéen ay bay gerte bi yéen a koy defar. ñoo koy bay ñoo koy xoolal suñ bopp. seen entreprise bi nu mu tudd. Conatrans. Conatrans fan la nekk. mu ngi nekk Kasnack loo numéro 238. joxe numéro téléphone comme ça waa Kaolack waa Sénégal ñëpp ñëw foofu jënd Tigé-Dégé bi ndax emballage bi rafet na siwo yi rafet na lépp rafet na macha allah. 77 448 43 20. ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf. ginnaaw bi ñu sante suñu borom tabaaraka wa taala dañoo ñëw ci foire de Kaolack bi présenté suñuy produit yoo xam ne ñun ñu ngi produit la Gossas dañuy gëstu rek ci plante réew mi nan la ñuy def ba yàlla subhaanahu wa taala def ñu mën a gis loo xam dina mën a saafara jàngoro yi ci loolu daal la ñuy yëngu moo tax ñu ñëw fii. macha allah donc est-ce que mën nañ xam yan produit ngeen indi ak produit bu si nekk lu muy faj. macha allah waaw bëri na nag mais xëy na ñu tànn ci yenn rek ñi ngi ko tuddee moo yor saafara si ci kàttanu yàlla maanaam produit la boo xam ni dafay faj ay ballonnement dafay faj ulcère dafay faj douleur gastrique yi maux de ventre yi ak yooyu yëpp da koy traité mais non seulement li tax mu jël mooy régulateur de tension la dafa baax ci tension te loolu nag ci xale ak ci mag yëpp la koy def moo tax nag macha allah ñu bokk ci produit phare yi nga xam ni moom la ñu indi boobu nag am na. bii lu muy jar lu muy jar. moom 6 000 francs lay jar. 6 000 francs lay jar xale ak mag yëpp mën nañ ko jël. xale ak mag mën nañ ko jël xale petite dose lay jël mag mu jël dose yu mag. macha allah bii dafa gunge moom la ñu tuddee jàmm ci kër gi dafa gunge moom produit de base bi moom la ñuy jël rek indi ci benn ndollent yooyu nag ay plante la yuñ ci dolli ba nga xam ni borom kër gu am jafe-jafe ci sa wàllu néegu sëy soo ñëwee soo ko jëlee di nga ci am li nga soxla te du am effet secondaire du am tamit dépendance di ci biir kooku tamit macha allah bokk na ci produit yi nga xamante ni indi nañ ko fi mais non seulement loolu nag day prévenir prostate maanaam prévention la ci prostate daal di koy jël yàlla subhaanahu wa taala mën na ko musal ci prostate du ko am. ñaata lay jar ak naka lañ koy jëlee. waaw boobu 20 000 lay jar 20 000 lay jar léegi nag bu dee posologie bi kiñ ko jaay la ñuy xam li mu wax ñu déglu ko ñu xam moom nan lañ koy indiqué mu war koo mën a jël. kon baax na jërëjëf ak ñëpp mënuñoo bokk niñ koy jël. jërëjëf. macha allah ayca bii mooy ban. bii mooy détoxifiant bi mooy jàmm bi mooy reeloo nit ñi sax ma ñëwee Kaolack daanaka mooy produit parce que walaatulam 100 000 lañ koy tuddee moom 100 000 francs daanaka mi ngi jar 85 000 beneen bu mag bi mooy jar 100 000 mais walaatulam la rek moom détoxifiant la maanaam toxines yi accumulé ci foie moom lay dindi nga xamante ni macha allah dafay beesalaat foie bi am na ñuy amee feebaru hépatite ak yu mel noonu yëpp buñ ko jëlee day nekk loo xam ne réparateur la ci yenn organes yu bëri ci yaram. dafay nga ne lu muy jar ni dafa mel ni dégguma de. 85 000 lay jar bii. 85 000 lay jar. waaw sëriñ bi xaw na cher nag de. non yomb na léegi ndax 250 000 la daan jar dama ko daan rusa wane sax. 250 000 la daan jar dama ko daan rusa wane mais alhamdulilah bi muy duggee Australie nag ñoom ñoo ma laaj nan la ñuy def ba mu yomb ma wax leen ko ñenn ñi jël seen alal def ko ci ñu commencé di ci liggéey loolu moo yóbbu ba mu egsi fii. augmenter votre force et prendre de la masse progressivement mais sans risque nga xam doo ko jël muy indi sa cœur problème wala muy indi say poumon problème wala dara wala mu lay étouffer non daf lay jox force booy àttane yaram bi nga xam di nga mën a dund normal nit ku normal li muy dund loolu bokk na ci suñu combat mooy fexe ba doomu aadama yi bàyyi loolu. moom lu muy jar. moom 8000 francs lay jar. 8000 francs lay jar bii bouillon la donte que bëgguñu taf ay étiquette ak yu mel noonu. nga xam ne maanaam bouillon wu kër épice la naturel pour xeex rek
huile tomate de sodium bi nga xam ne moom la ñuy defar di ko jox nit ñi loolu moo tax ñu liggéey lii moom nit ñi war na ñëw jënd si ko surtout parce que ñun ñëpp xam nañ ni bouillon yi feebar yu bari donc moo ko indi kon nit ñi na ñëw jënd si bouillon naturel yii nii fii ci Fadiaw base bi xàbb la cidre mooy pomme ak citron léegi nag moom lañ jël ñu fermenté ay coco fermenté ananas ñu def ko si biir nga xam ni ki koy jël dafay wàññi yaramam mu wàññi poids mu normal nga xam dafay dëgër te du am benn feebar ci feebar yi te gis nañ ni leneen li leen di jox pour ñuy jeex lu ci bëre day leen di indil ay problème loolu tamit ñu góorgóorlu ci suñ jëpp laa kàttan beneen bi nag mooy bi njëkkoon a wax. lu muy jar prix bi. 6000 francs lay jar. 6000 francs yomb na baax. 6000 francs lay jar moo tax beneen bi ñu doon wax sànq muy jàmm ci kër gi loolu tamit beneen affaire la ndax nit ki sëy néegu sëyam am jafe-jafe n'importe quoi lay jël. boo génnee ci mbedd bi ay café ay nangam. ñu am koo xam ne wax dëgg yàlla moom mu ngi ciy def ay seede sax wax na ni carrément produit njëriñ yi ndax moom wax na ni carrément doomam bi mu juddoo ba ni muy feree ci produit yi lay naan wax dëgg yàlla moom def na témoignage boobu noonu mu nekk ku ñu xam wax dëgg yàlla kon donc loolu day wane ni rek produit wax dëgg yàlla produit yu baax la yu naturel la kon nag ñu ngi leen di woo ci fii léegi foire bi bu jeexee fan lañ leen mën a fekk. waaw ñun nag Gossas lañ nekk Gossas site de production mi ngi Gossas foofu la ñu nekk fa lañ baadoo am nañ place Parcelles Assainies Dakar. léegi joxel sa numéro téléphone pour ñi lay seetaan ak ñi lay déglu ñëpp comme ça après incha allah ñu mën a jokkoo ak yow nga jox leen ci produit yi. macha allah suñu numéro 70 704 31 42 70 704 31 42 ak 986 24 89 boobu moo nekk suñu numéro téléphone am nañ tamit 77 353 18 21 yooyu suñu numéro la day gën a baax te ku ko jël am ngay mbokk mënoo jël lu baax am soxor di ko téye ñetteel bi nag mooy man maître boulanger la gëstu moo ma indi si lii. ba am naa ak 7 brevets d'invention. waaw am naa ak 7 brevets d'invention. gëstu rek moo ma ci indi. ak it amoon sama pancréas doxuloon. alhamdulilah. alhamdulilah yal na yàlla gën a barkeel am nañ mbégte ak kontaante bu baax si ñëw fii fekk la fi. dama la ni tant que jëluñu suñ garabu réew mi defi recherche xel suñuy xel mënuñoo faju. donc ñu ñëw fii suñu stand fekk fi suñu yaay booy yaay ñu jox la nga présenté wu nga wax ñu noo tudd balaa ñuy dugg si waxtaan wi. auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñu ngi nuyu waa àdduna ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm du nuyu suñu umul fayda Zeyda Moussoukoro mi nga xam ne mooy présidente réseau sénégalo-gambien man nag maa ngi tudd Mané Diaw Diallo présidente de la commission foire du réseau sénégalo-gambien. jërëjëf leer na léegi ñu bëggoon xam yéen lan mooy seen liggéey si lan ngeen di yëngatu. ñun suñ liggéey mooy ay groupement la yu lënkaloo entre la Gambie et le Sénégal liggéey bi nag dañ ci bokk. di wax ne y a pas de show métier ay transformatrices ñu ngi ci biir ñi nga xam ne dañuy def ay céréales locales ñu ngi ci biir ñi nga xam ne dañuy def affaire waa sukkoon yi nga xam ne dañuy def affaire comment dirais-je géej gi yeeg yéet yeeg yooyu yëpp ñu ngi ci biir donc fii bu ma lay wax dama naan la métier yëpp a ngi ci biir. léegi suñ la doon laaj yaay ndax yéen ni gis ngeen ni autorité ñu ngi leen di jàppale wala lan. waaw vraiment autorité yi ñu ngi ñuy jàppale man su may wax dama naan am nañ loo xam ne suñuy parents amuñ ko woon wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy tàllal seen loxo pour ñu jàppante ndaxte jàppante bi moo ëpp solo parce que mbooloo mooy doole. ndax foire ren bi yéen gis ngeen seen bopp nit ñi ñu ngi ñëw. ba di ñëw di jënd si ndax gis ngeen si seen bopp bi foire bi tàmbalee ba léegi. macha allah ñu ngi sant yàlla di gërëm suñu président Serigne Mboup avant foire bi di commencer la débloqué 50 millions jàppale ñu bu amul benn intérêt man en tant que présidente commission mboolem ku ma wër rek jox nañ la ci financement boobu pour jàppale la waaye nag yàlla mooy jaay. yàlla mooy jaay gis nañ ne foire bi foire daana ko dàq
waaye buñ xoolee liñ jublal ak li ñu dëddu moo fort ndax dañoo jóge ci tabaski jóge ci korité ñëw ci ouverture des classes booleeg mbas mi ci àdduna xam nga ne fu mbas jaar économie réew bi dina xaw a sooxe waaye sant nañ yàlla parce que foire dama ne du jaay man sincèrement dama ne foire du jaay foire échange la te échange boobu am na suñ digganteeg bailleurs yi échange boobu am na boutique bi am na lépp am na ci kon nañ sant yàlla mais njaay mi daal xaw naa sooxe. kon baax na léegi yow yan suggestion ngay def autorités yi pour beneen yoon bu ñuy dem di organiser foire. maa ngi wax autorité beneen yoon bu ñuy organiser foire nañuy jaar ci stand yi di sargal jigéen ñi nañuy jaar ci stand yi di bokk ak ñun coono beeg métit bi ndax xam ne ne foire ku ne xam ne ne yombut te nit ñi dañuy jóge réewu réew ñëw ci foire yi nit ku jaayut deful dara toog xam nga Assigor dafa am loo xam ne nii mënu ko bu ñuy fekk ci biir dañu may xaalis ñooñu den ci yëg seen bopp waaye lal foire ba foire ba jeex doo gis benn autorité bu dugal enveloppe ci biir ay nitam ndax ku si nekk rek war nga jaar si say nit seet leen nan lan toogee ndax ku fi ñëw ku ne rek da nga fay toogee ak sa autorité ku fi ñëw rek sa pays nga toogal ku fi ñëw rek sa pays nga toogal kon ñooñu ñu toogal war nañuy jaar di xool nan lan toogee ak nan lañ ñuy jàppale. donc ñu bëggoon ko laaj sëñ bi yow nan nga tudd nga présenté wàlle stand bi. waaye tudd Cheikh Sène nekk fii nii KBSB KBSB Kaolack waaw fii nag vaisselle la ñuy jaay. ok kon yéen ay waa KBS. bu KBSB effectivement waaw. effectivement ñu dama koy kii d'accord léegi est-ce que mën nañ xam yéen yan produits ngeen ñëw exposé fii ci foire bi. waaw fii comme ay verre eau ay verre boisson verre café ak ay série bool ay 16 linguère ak 16 Rolex ak ay bassines ak yooyu ay vases yëpp yëpp am na fi est-ce que mën nañ xam ndax foire ren bi par rapport ak yeneen foire bi yéen a ngi si gis seen bopp ndax foire ren bi dox na wala doxul wala lan moo tax. waaw comme foire ren bi ren moom daaw moo gënoon dox quoi ren moom kii na tuuti rek mais daaw moo gënoon dox daal daaw daal lañ si gën a gis suñu bopp daal. lan nga jàpp ni moo tax foire ren bi doxul par rapport ak daaw. ren moom xëy na affaire bi feebar bi duggoon moo tax quoi waaw feebar bi duggoon daal laa ko jàpp daal moo tax duggul. mais période biñ ko organiser baax na pour yow. non période bi tamit baaxul moom période biñ ko organiser tamit baaxul joué na ci quoi waaw. est-ce que nit ñi ñu ngi ñëw comme niñ daan ñëwee ñu ngi jënd wala ñu ngi laaj wala produit moo cher wala lan. non produit yu seerut clients yi ñoo ñëwut quoi dañuy ñëw di laajte noonu rek dama yaakaar ne xaalis moo amul daal. mais comme par exemple yow journée bi léeg-léeg di nga jaay ay 200 300 000 wala. sant yàlla rek sant yàlla. sant yàlla rek yow moom sant yàlla rek daal alhamdulilah yàlla na sant yàgg kon incha allah kon ñu ngi lay jaajëfal. kon jeex na kontaan nga comme boobu ba léegi ñëpp romb nañ la fi gën jëlul ñun waa Fafa TV jël nañ la jeex na bul wax dara voilà. nan nga tudd. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd madame Diallo Khady Ndiaye. madame Diallo Khady Ndiaye donc ñu ngi ñëw fekk leen fii seen stand. ñu bëggoon nga defal ñu une brève présentation seen stand bi ñan ñoo fi nekk ak yan produit ngeen fi commercialiser. waaw stand bi fii mooy Refop membre waa Refop ñoo fi nekk ay femmes yu am fulla ay femmes yu am fayda ay femmes yu dynamique fi mu ne nii nag fii nag moom lépp a ngi fi tissu yaa ngi fi produit halieutique yaa ngi fi transfert d'argent yaa ngi fi pour bañ a publicité daanaka daal lépp loo bëgg daal mi ngi fi ci Refop membre. diw yaa ngi fi parfum yaa ngi fi lépp a ngi fi ci Refop membre. effectivement comme ni nga ko waxee rek donc dafa mel ni ay jigéen lañ fi gën a seetlu sax. waaw donc mu mel ni jigéen ñi donc wax dëgg yàlla comme niñ koy waxee rek saa su nekk ñoom ñooy jàmbaar yi ñoom ñooy jug di daan doole di ñëw di jàppale góor yi léegi ñu bëggoon leen laaj ndax foire ren bi yéen a ngi ciy gis seen bopp nit ñi ñu ngi ñëw di jënd. waaw sant yàlla macha allah ndax foire moom li ñuy wax rek foire pour maanaam gën a am ouverture la. foire pour ko nit ñi déggee pour du am xaalis kese pour connaissance la pour yeneen ak yeneen la ñi la xamuloon xam la ñi nga xam mu yokku. donc buñ la doon laaj foire ren bi ak par rapport ak yeneen foire yi fi jàll
lan mooy inconvénient bi lan moo tax xëy na doxul lan nga jàpp ne xëy na moo tax doxul. waaw foire ren bi ni ma ko jàppee ne dox na doxul maanaam dafa coïncider ak gàmmo gi dañoo jógee si gàmmo dellu ci gàmmo waat ñoo entamé foire tombé ouverture yeeg xew-xew yu bari yi noonu la demee mais bu fekkoon ne jàppoon nañ ko dat bu gën a sori gàmmo be gàmmowaat bi am naa yaakaar ne dina gën a neex waaye macha allah sant yàlla. sant yàlla macha allah kon donc nit ñi ñu ngi ñëw di jënd. ñu doon xayma ñu ngi jënd ñu ngi visité. waaw ñu ngi jënd ñu ngi visité ñu ngi joxe suñu carte de visite bu dul tey tamit di suba. comme ni nga ko waxee rek parce que foire aussi xëy na du ñëw jënd ak jaay rek waaye foire aussi visibilité lay indi ay connaissance ndax nit ñi di ñëw rek déjà ñu xam la. loolu sax moo waral tey ñun suñu chaîne bi ñëw dugg ci foire bi def interview pour wane ñi nga xam ne ni ñoom ñooy def seen exposé léegi kon dañ lay bàyyi nga joxe sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mooy sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal REFOP ca kaw ca kanam di ñaanal président Serigne Mboup ca kaw ca kanam président chambre de commerce di ñaanal Kaolack yëpp jàmm que le meilleur gagne.